ñu ngi gërëm vraiment seen teewaay au niveau du poste santé bu Parcelles Assainies ñëw ànd ak ñun xeex bi ñuy xeex Covid 19 bi donc ñu ngi leen di saluer si ñëw bi di remercier Maodo Malick d'avoir pensé au poste santé de Parcelles Assainies donc ñu xam ne rek dañoo nekk ci benn situation bu particulière moo tax jotaay jarul guddal jarul yàggal jërëjëf moom def naa ne mënuñu weesu lu ëpp lool waaye bu ñu amul lu ëpp lool rek wax ko parce que le fait rek de compatir ànd ak ñun ci xeex bi rek c'est très important xam nañ ñoom ay leaders d'opinion lañ suñu ñëwee ànd ak ñun c'est parce que donc mbir mi ñor na leen mais toujours rek suñu occasion bu ñu am bu ñu raté pour waxaat population bi confinement bi ñu président dictel muy couvre-feu bi nañ ko respecté parce que c'est une occasion pour ñu mën a rompre chaîne de transmission virus bi mais aussi dire que nañu utiliser le matériel à bon escient bi mu ñu jox parce que tey jii xam nañ ne il est de mise que ne ñëpp lavage des mains lañ ko war a def vous avez vu qu'on a déjà un dispositif sur place donc mu permet à chaque képp kuy dugg si poste bi mën a raxas loxoom donc mën a am alcogel te donc yooyu yëpp gis nañu ànd na seeg ñun donc il a compris le message en tout cas mille merci et que ñu ngi continuer la collaboration avec Maodo Malick ak Gëm Sa Bopp merci. dañuy tàmbali di yëkkati ay nuyoo di ko teg ci loxol infirmier chef de poste madame Touré di ko jox wàccuwaayam di ko gërëm bu baax a baax di nuyu aussi ki nga xamante ni moom moo yor le comité de gestion mooy notre frère Sonar ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal yépp ci liggéey bi suñu leen nuyoo également nuyu nañu personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nga xam ne ñoom Jaara ñoom Bouba Sow ñoom Kiné Fall ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñoom Modou Ndiaye fii bu ñu limee du ñu juum parce que bu ñu limee ñi fi nekk ñëpp la ñu xam parce que fi la ñu dëkk di nuyu Marème Diouf bu baax a baax également di wax ni dañu ñëwoon rek tey ñëw représenté fi Maodo Malick Mbaye directeur général ANAMO président mouvement Gëm Sa Bopp di doomu koñ bi ma ànd ci ak Babacar Lo moom xam ngeen mu dëkk Parcelles léegi la ñu jógee Parcelles ci poste de santé bu Parcelles Maodo Malick envoyé woon ma avec une forte délégation ñoom Birane Niang ñoom ñëpp ñu ngi ci biir pour ma ñëw représenté ko ñu indi li nga xamante ni moom mooy ndimbalam mais damay wax comme ni mu ko waxee rek première G bi mu njëkk a def pour jàppale li nga xamante ni mooy les structures sanitaires de la commune démb daf ma wax ne ma nanu fexe ba poste de santé Parcelles Assainies poste de santé Cité Lamy poste de santé R100 bu Sampaté mais également hôpital régional ñu dote leen ci li nga xamante ni moom la indi woon mu nekk ndimbal ñu jàppale ko structures sanitaires yi ci lutte bi ñuy mënee contre le Covid 19. ku ne xam na ni feebar boobu lëmbe na àddina bi lëmbe na réew mi yaakaar naa autorités sanitaires yi au plus haut niveau ci ministre de la santé ñu koy gërëm bu baax a baax ñi ngi doxal li nga xamante ni moom mooy li leen war le président de la république aussi am ci taxawaay bu baax a baax Sénégal gépp ànd bokk jàppandoo ci. tey boo dikkee ci dëkk bi ci communes yi ci maire de la ville tout le monde ñëpp a ngi ci bokk ku ci nekk ci combat bi looloo tax Maodo Malick wax ni moom en tant que doomu Cité Lamy en tant que doomu Thiès doomu réew mi li ko war mooy mu dindi ci gafakaam jàppale li nga xam ne moom mooy les structures sanitaires looloo tax mu waxoon ma ni su ma dikkee ma wax leen ni charité bien ordonnée commence par soi-même te moom fu mu mën a def fudul biir bi nga xam ne mooy poste de santé bii di poste de santé Mariama Sarr yàq na ko ndax nag poste de santé bi ñun moom lañ am njabootam sunu njaboot ku ci dawoon di dem bala ngaa jëm fenn fii ngay njëkke li may wax naan ku sa yaram tàngoon sax booy seet boo ñëwee naan da ngay def thermoplace sax booy ñëw sax fii ngay dikk ñëw xool parce que ñun poste de santé bi la ñu am kon mbégte la ñu am ñëw pour teewal ko fi tey damay wax léegi bi ñuy ñëw ma ni Babacar ñun de poste de santé bu ñu fa duggee mënoon nañoo sax bañ a def un cérémonial c'est vrai que c'est un rituel qu'on fait souvent mais mënoon na ko bañ a jar parce que fii mooy fi ñu am man sama njaboot suma feebaree fi laa leen di indi Maodo njabootam fi la leen di indi Babacar Lo et cetera tout un chacun kon Sonar dañ leen di remercier ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey depuis bi ñu leen fi tegee ba léegi gis nañu liggéey bi rafet na te jekk na ñuy remercier également madame Touré ci taxawaayam mais ñoom Bouba Sow ñii damay wax ni li ñu naan ay palme li ñu naan ay chevalier de l'ordre national tey bu ñu ko doon takkal ñoom am nañu mérite boobu parce que yàgg na noog ñun te xam nañ fa ñu déparé woon yombul ba ñu yegg si fii ñu yegg si tey jii en tout cas loolu bëggoon nañ ko ci souligner ngeen am nag yéen équipe mais le plateau médical en tout cas ñi leen entouré muy comité bi muy des gens extrêmement intègres xam nañu leen par leur sérieux leur compétence seen engagement su ma waxee sama mon frère là Alioune wax Marème wax Sonar wax keneen ak keneen wax Pa Djibi Bouba et cetera Jéegi Diagne Jéegi c'est qui est notre frère moom yaakaar naa ni
pour wax la ni la c'est une équipe très compétente bu leen entouré kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm du ñu guddal trop parce que dañu war a dem hôpital régional sànq rek directeur mu ngi woote di wax ni ñoom ils sont déjà prêts mais daal vraiment lii Maodo daf ma wax parce que damay insister ci loolu daf ma wax ne ma c'est un premier jet daf ma wax ne ma c'est un premier jet mais waxaat ma ni ma waxal comité bi ak ICP ne leen lépp loo xamante ni sentir nañ ne poste bi war na ko soxla ci moment bi nañ ma ko wax ma def ci li ma war parce que su ma ko deful su ëllëgee bu ñu ma ko waxul bu ma ko deful su ñu leen di xas dañ may xasaale donc loolu moom wax na ma ni naa ko wax que ni yéen lu ngeen soxla te ngeen jàpp ne bokk na ci liy combattre maladie bi nee na moom na ko yëg parce que tey bu ñu ne woon poste de santé bu Cité Lamine dafa faillir à sa mission moom bu boobaa dinañ ko yedd ne ko foo nekkoon kon looloo tax mu wax ni lii daf ko indi rek dugal ko pour ngeen jàppandi ci en attendant mais également mu leen di déglu par rapport ak besoins yi par rapport ak expression de besoins yi lu mu ci mën a taxaw mu taxaw ci. di santaat bu baax monsieur le directeur Maodo Malick Mbaye ndaxte nag mënoon na ni lii duma ko fi indi naa ko yóbbu feneen waaye li may wax rek alhamdulilahi rabbil alamin comme doomu réew mi ba wëlbatiku nekk doomu gox bi moo ko indi dañuy gën a santaat yàlla ndax xam na ni fii la bokk te seetaanu ci dara fu ñu ko woo mu wuyuñu fu ñu ko kii mu fekk si ñu donc lii mu indi vraiment nekk na lu nga xam ni ñëw na ci heure am ndax li tax ma ni ñëw na ci heure am ñu nekk ci xeex bu ne xeex muy xeexu jàngoro bi ñuy wax Covid 19 mu lëmbee àdduna bi lëmbee fépp ba dugg si suñu réew ñuy sant yàlla nag bi nga xamee ni ñun vraiment phase maladie amaguñ ko pour bu développé wu comme il faut à part 2 cas yi compliqués yi ñu amoon. donc di sant suñu riposte di sant suñu médecin chef régional ba ci suñu commencé ko ci suñu ministre ba wàcc ci suuf ndaxte nag wax dëgg yàlla xeex balaa neex dangaa gis ñu la jàppale ndax lii mu def nii comme nee na nu feebar bi set la bañ ñeme dajaloo lii mu nu indil nii wax dëgg yàlla ça nous va droit au cœur dugg nañu bu baax a baax a baax ndax xam na ni yëg nañu xam na ne bëgg na jàppale goo xam na ni Cité Lamy kërama te Cité Lamy benn kër la di wëlbatik waa nag di sant population bi bu baax ndax li tax may sant population bu baax suba gu ñu xëyee ñëw fii bala ñuy commencé dañuy def causerie waxtaan ak ñoom ñaax leen ci feebar bi te wax dëgg yàlla boobu ba tey gis naa ni lu ci bari ñu ngi koy respecté donc ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax. ñu ngi nuyu le directeur de l'hôpital régional nuyu chef de service yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp ñun ñu nekk une délégation du mouvement conscience citoyenne gëm sa bopp ñuy ñëw ci ndigalu Maodo Malick Mbaye directeur général ANAMO pour indi li nga xamante ni moom mooy contribution par rapport à la lutte bi ñuy mener contre le Covid-19 ku ne xam na ni jàngoro jooju lëmbe na àddina bi ba egg si suñu biir réew mais c'est l'occasion également bala ñuy sori ñuy remercier le personnel de santé au Sénégal damay wax bërki démb benn nit ma ni ko waroon na tey sénégalais bu fu waay mën a nekk Sénégal soo defee ay dog nga ñaanal personnel de santé mais également bokkoon na ci plaidoyer yi gën a fort yi ñu waroon na def ñu remercier le ministre de la santé remercier les ñi ko wër ñëpp mais remercier également les structures sanitaires décentralisées ndax damay wax gars yi ma ni leen ñun li ñuy xeeb suñu réew yi yëpp boo xoolee àddina bi ni mu demee nga xam ni jaxasoo na nit ñi xamatuñu fu nu jëm xamatuñu nuy dox ñun Sénégal yéen dimbali ngeen ñu ba au moins je crois que la situation est maîtrisée tant soit peu parce que gis nañu tey heure boo xëyee sama yaay daf may wax tey suba ne ma nombre de guéris yi élage mu ngi bëgg a bari de ma ni ko noonu a yokk parce que heure boo xëyee boo déggee ñu wax ni am nga tant de cas di nga dégg lu ko ëpp lu ñu wax ni c'est guéri loolu nag ginnaaw yàlla ak yonent bi seen perspicacité seen engagement ak seen dévouement moom moo ko waral kon je crois que ci lu mel noonu la Maodo Malick Mbaye xam nekk doomu Sénégal nekk doomu Thiès nekk doomu Cité Lamy nekk doomu dëkk bi wax ni man su ma yàlla dumbalee ma juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès lu fi waay def man ngay jàppale moom noonu la ko gisee looloo tax mu ne contribution bii mu indi nga xam ni c'est le premier jet comme ni mu koy wooyee pour jàppale hôpital régional qui est notre hôpital hôpital régional ñun moom la ñu am qui est notre hôpital kon bu ñu ñëwee indi lii dugal ko fi defaluñ leen ko saf sunu bopp lañ ko defal ndax sunu ay njaboot ñoom ñoo fi liggéeyee mais sunu ay njaboot ñoom ñoo fi fajoo fii képp ku fi dikk ku ne mënoo fee dugg ba génn te gisoo fi koo xam mbaa koo bokkal mbaa koo xaritool kon yéen bu ñu leen jàppalee ci lii sunu bopp lañ ko defal loolu la président Malick Mbaye comprendre muy wax ni nag lii xeeb na ko trop mais comme il l'a si bien dit je crois wax na ko Ibou c'est un premier jet mu wax ma également ne ma boo demee nga wax waa hôpital régional ne leen c'est man lu ñu yëkkati rek yaakaar naa ni sama loxo du ci jóg
ñun organiser nañ fi benn set setal fii à l'hôpital régional boo xam ne mouvement gëm sa bopp moo ñëw ñu def set setal bu rëy bale ko ba ginnaaw bi ngay dépasser chirurgie pédiatrie ñu bale defar ko set setal heure boo xamante ni nee nañu ñu ngi ñëw di def lu mu tëddee lii ñu doon def chaîne de solidarité bi am weeru koor ndogu yi ñuy defar mouvement gëm sa bopp Maodo Malick Mbaye ñëw nañu am ci taxawaay jàppale ci malade yi nga xam ne ci la ñu nekk kon je crois que c'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois saf saa su ngeen sentiree ne hôpital régional Maodo Malick Mbaye gëm sa bopp war nañ ci am taxawaay ñu ngi leen di wax ni on est déterminé à rester à côté de vous te man en tant que yóbbante su ma ci wàññiwul moom man su ma ci wàññiwul damay wax ni moom li mu wax ëpp na lii mais mu ngi leen di montrer ne de manière désintéressée de manière normale et très citoyenne il est derrière vous et il est avec vous daf ma wax ne ma El Hadj mu ne ma est-ce que xam nga tey ku feebaroon hôpital lañ lay yóbbu mu ne ma bu ñu la yóbboo hôpital est-ce que nit ñi dañuy fàtte ne ñiy faj hôpital du ñu ay jinne ay nit lañu mais ñooñu soxla nañu ku leen protéger soxla nañu ku leen jàppale ba nga xam ne bu ñu amee une intervention rapide ñu mën ko def. man la madame Sow Mariama Sissoko man maay chef de service administratif financier de l'hôpital defe naa mus naa kontaan mais tey laa gën a kontaan et dinaa leen ko wax taxaw naa fi lu bari jël ay don mais don bii may jël tey dama koy nangu pourquoi ma koy nangu ma defal leen benn révélation man su ma ñëwee Thiès Maodo Malick moo fi indi man Dakar laa waroon dem Maodo Malick moo wax ministre bi nañ ma indi fii ndax dañ ma fi soxla mais mosuma ko wax kenn Maodo Malick ñëw nañu ne ma mais xam nga Maodo Malick nga ko mu ñëw ñëpp ñëw nañu heureusement boobu ma ko su ma ko woon damay rus donc moo tax ma ne leen tey dama kontaan Maodo maa ngi moom ñoo nekkoon université Maodo damay dugg bureau mu naan ma da ngay toog ndax nag may fàttaliku jamono kon kooku fàttiwul démb te tey ji man su ma taxawee fii tey di liggéey saa yu ma tegee sama tànk rek sama xel day dem ci wax ji ma doon wax balaa ñoo defar benn dëkk ñu nañ defar suñu dëkk loolu moo ma indi Thiès mais man ñëpp xam nañu fii juddoo dong laa fi am mais yaroo ma fi màggeewu ma fi donc sama relation ak Maodo Malick su ma ko doon wax tey fii lay fanaan donc lenn lu ma leen doon may ci sama diggante ak Maodo Malick rek la leneen li may ñëw di wax ni lii de bettuma ci moom balaa maa gërëm Maodo Malick damay gërëm Ibrahima ndax nee nañu buñ ne ndax nit baax na dañ naan xam mbokk yaa ko wax man sama agent la non seulement am na engagement mi ngi liggéey mais xam na lan la hôpital bi soxla mu koy def ndax bu ko neexoon daan na jox leen ma yóbbu ndax kat il est responsable bu demee mu wàccee këram wàccee feneen ak feneen soog a ñëw waaye du ko def boo tant que egsi wu leen du ma woon ne ma am na luy ñëw te saa yu ma ñëwee rek surprise lay am ndax li boo ko xoolee waxuma dina faj feebar bi de mais bu fekkee ne dañ koy pourcentage 80% dina jóg ci malade bi ba ngeen fi duggalee seen loxo ba tey bii nag dafa nekk bu spécial donc nee leen Maodo Malick au nom du directeur de l'hôpital au nom de tout le personnel ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ñaan yàlla lu mu mun ren yàlla na mun lu ko ëpp déwén di ñaan yàlla guddal ko fan yàlla yokk mën-mën yi kontaan nañu ci moom lii nag ni ma leen koy waxee rek dina dem fi mu war a dem malade yee ko moom ñun moomuñu ko population bee ko moom ñun moomuñu ko population yi malade yi lépp lu ñu leen war a jox dinañ leen ko defal ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant di ñaan yàlla de man yàgg naa ko wax maladie boo xam ne doo ko séen doo ko gis waaye ñun nu ñu booloo nii yàlla na booloo bi continuer parce que ñun lii lañ soxla Sénégal lii la soxla bu ñu doon def structure bu nekk képp kuy doomu dëkk ba daan ne man maa ko moom rek defe naa structure boobu dootuñu ko wax. Maodo Malick il a compris parce que la santé c'est la base mooy ñi nga xam ñoo nekk ci niveau opérationnel maanaam ñu nekk ci niveau poste yi foofu ngay njëkkee ndax malade bu jug du xëy rek dem hôpital régional ci poste yi lay jëkkee poste yi xool ni kii peut-être war na dem hôpital ñu référé ko hôpital donc poste yi ñooy recevoir par ñooy premier niveau opérationnel boo xoolee ci pyramide sanitaire. donc Maodo il a bien compris bi mu njëkkee fii nii ci poste yi di rafetlu gestam bii mu def di ko ñaanal yàlla ni ko lii mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp déwén yàlla na yàlla defal ko mbébét mi nga xam ne mi moom la mbébét maanaam def ay action yi nga xam ne yii mooy action de bonne volonté la Maodo nag yàgg gi nañoo gis ay jëfam xëy na dafay soog a ñëw fii nii suñu poste mais man yàgg naa dégg ay affaire am yi nga xam ne mu ngi koy def si biir population bi di ko def si nit ñi parce que exemple bi may joxe rek maa ngi am benn neveu boo xam ni
daf koo jël en charge carrément di ko fayal cursus am scolaire yëpp da ko fay ba mu jeex. te loolu ngir yàlla moo tax mu koy def parce que kooku xëy na bokkuñu mais dafa gis ni xale bi peut-être am na cursus te amul moyens yi mu jël ko fayal ko ba mu jeex donc loolu ku koy def da nga def bonne action bonne volonté moo tax nga koy def. di ko si ñaanal yàlla nag li mu mën rek yàlla na mën lu ko gën a kawe ñi nga xam ne ñi ñoo nekk si ginnaaw aussi ni femmes yi di la wax ni femmes yu engagé lañ ñoo xam ne suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñoom ñi ngi liggéey donc bu ñëwee di leen dooleel dañ koy rafetlu ci acte boobu nga xam ne moom lay def. di wax di population bi aussi comme li kii wax rek docteur Diallo fii nii peut-être c'est la base kuy ñëw fii ngay jaar li ñu bëgg aussi mooy leen respecter les mesures d'hygiène yi nga xam ni moom la ñu édicté au niveau du ministère de la santé respecter le lavage des mains nga xam ne bii moom mooy les mesures primaires yi nga xam ni moom la ñu digle moytu li nga xam ne lii mooy jegeyantoo bi nga xam ni moom la ñuy wax tout le temps te ku deful dara ci mbedd bi nga toog sa kër yaakaar naa loolu bu ñu ko respecté dinañu suturaal dinañu dimbali ba Covid bi ñu éviter ko le maximum possible di ñaan yàlla rek ni lii nii yàlla na fi yam yàlla nekk souvenir boo xam ne bii mauvais souvenir lay doon yàlla nañ ko dépassé ak jàmm di leen ñaanal aussi yéen ñëpp li ngeen def nii vraiment kontaan nañ ci lépp li nga xam li ngeen bëgg ci seen xol yàlla ngeen ko def yàlla leen ko yàlla may. rafetlu nañ bu baax initiative bi ngeen def di remercier bu baax Maodo Malick parce que nee nañ bu ndawal yëpp meloon ni respect du ci am yoon parce que wax dëgg si yàlla am lii mu def nii rafetlu nañ ko bu baax a baax parce que soxla nañ ko te le moment temps attendu fa la ko defee wax dëgg si yàlla am rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax di remercier bu baax nit ku ci bett gi mu ñu bett ci xéwal yi ci lii mu ñu indil parce que neex na trop maa ngi wax ci turu personnel bi yëpp remercier ñu ngi leen remercier bu baax sant leen gërëm leen te di ko ñaanal mu yokk ba yëg ko